Diourbel ñu woo ñuy taxawal commission d'enquête parlementaire il faut sa campagne ñëw ma leen bu ngeen ma gisee de defe naa du leen jig yéen musuma teg tànk ci commission boobu. kon tey dossier bu ni mel nga xam ne dara newu ci ñun dañoo jàpp ni ci benn semaine une semaine mun nañu yeggali dossier bi te noonu ñu doon gaawantoo ba def fast track ci bu njëkk ba noonu la ñu bëgg gaawantoo ñu dem ci dossier bi. la ca des nag dossier bi dafa nekk instruction ñoom ñooy taxaw xam nga su ministre de la défense wax ma sax ministre de la justice su ñooy taxaw ne procès dina am moom du ma mooy wax ndax procès dina am déet ndax phase instruction juge bi ñuy jox mbir mi ki ñu ko joxoon yàlla def na li muy def yàlla na ko yàlla yërëm te jéggal ko waaye juge d'instruction liggéeyam mooy mu xool ndax lii jàppee lii jarul dem procès parce que dara newu ci da koy classé sans suite. li ko firndeel mooy même juge boobu du moom moo bi ñu defee plainte contre Franck Timis ak Aliou Sall suñu pétrole moom moo jël dossier bi ne dossier bi dara newu ci def classification bi comme ki fi newoon newatu fi nañ ko remplacer ci nu mu gën a ka boo xam ne complot la bu amul dara ci biir kon loolu duñ ko nangu. ñoo leen gën a yàkkamti dossier bi nañ ko def suba lañ doon xeex du bañ a dem justice ma leeral ko lañ doon xeex mooy jalgati ñu jalgati suñu àq suñuy droit parce que ñoom li leen arrangé woon ma leeral ko tey Sénégalais yi xam nga fi mu ne nii dañoo nekk ci njàqare gu rëy parce que seen plan moo foiré seen plan moo nërmelu xam nga seen plan lan la woon mooy xëy rek ñu ne am na ku def plainte contre Ousmane Sonko ñu def mandat de dépôt kon jamono ji maa ngi woon Rebeuss toog ñu téye seen temps nag ñetti at ne dañuy def instruction loolu moo ne woon seen plan parce que ci wàllu li ñu tuddee viol ñoom siif yoon dafa ne amul app pour instruction bi juge bi su ko neexee sax mu jël 10 ans ne damay def instruction moo tax premier jour bi bañ ma convoqué section de recherche le 3 février Serigne Bassirou Gueye dafa ne waa ji waa section de recherche bu ñëwee rek def nañu décerner mandat de dépôt bi bu mu dellu këram donc loolu moo ne woon seen plan bu ko defee ñu nëbb ma jant bi man mënatuma wax ak sénégalais yi mënuma layal sam bopp ñu jël seen i nit nag yónni leen ci télé rajo yi ñuy wax rek di ma chargé moo tax ñu ne la woon nag loolu duñ ko nangu d'autant que amoon naa sama malaanu kiiraay en tant que député ba ñu ñàkkee xeex boobu ñàkk xeex yi ci tegu boobu lañu ñàkkee dossier bi moo tax tey ñun ñoo leen gën a yàkkamti dem procès parce que lu dara newul xamul lu si nit di ragal procès suñuy avocat ñu ngi ciy liggéey chaque jour diggante boobu ak léegi am na lu ëpp ñeent wala juróomi procédure yoo xam ne déposé nañ ko sur la table du juge di leen xaar fu mu yem rek bëgg nañu waaye lu gaaw lay doon parce que duma d'accord ñu bëgg ko utiliser comme arme politique d'accord kon tey ñu ngi phase instruction nañu nommé juge d'instruction bu gaaw mu def li mu war a def su dee def na li mu war a def teg ko ci yoon parce que xam nga dañoo nekk ci jamono joo xam ne jamono ju ubbeeku la te droit bi ñëpp a ko xam boo posé acte samay avocat ñi ngi fi kenn gënu leen dégg droit ñëpp xam nañ leen fii les professeurs d'université ñi ngi fi les professeurs de droit les praticiens du droit ngi fi su ñu nee acte bi jaarul yoon ñëpp mun nañu ne dëppoo nañu lii jaarul yoon du ma mus a nangu fu ñu jalgatee samay droit du ma mus a nangu ñu escamoter une procédure rien que pour am une condamnation pour yàq sama casier judiciaire du ma ko nangu te ni ma ko bañee woon démb nu ko raw téeméeri junni yoon laa ko bañee tey parce que nag su dee yaakaar nañ ni fukki bakkan ak ñett dina rot pour ñu ñëwaat ñëw def leen li ñu bëgg ñoom ndax nañ seen bopp donc ñun ñoo gën a yàkkamti ñu instruire dossier bi parce que phase d'instruction la ñu nekk buñ ko instruire mu jaar yoon wasalaam buñ ko instruire jaarul yoon dinañ leen ne d'accorduñu te duñu nangu lii firndeel nag ni ci complot la ñu nekkoon li ko gën a firndeel bokk na Sénégal yi sax xam nañ de parce que affaire bi dafa bëri suñu demoon tey ba war a dem sax procès dina xumbuta deex trop parce que mbir mi dem na ba ci sa kap fu mu gën a kawee ci ñoom te lépp am nañ ci ay firnde am ci ay seede lu ñu mën a moo tax
comme seen plan daal nërmelu na ñun li ñuy wax sénégalais yi mooy xeex bi tey dañ ci war a gën a vigilant mooy bu dee mbir mi jaar na yoon dossier bi du jóge sax phase instruction classement sans suite bu dee jaarul yoon nag ñu bugg ñoo imposer jaay ñu doole na woon fa woon rek parce que mun def nañ ko ñeneen mu jig leen de mais man de sama bakkan laa ci teg parce que te ñu jaral leen ko ki ci gën a tuuti fukki at ak ñaar la am kooku jotul xam àdduna est-ce que ñoo war ñoo gën a gore fii amul luñ fi war a ragal wala luñ fi war a tiit wala ay nit lañu ñun ñu ay nit man de wax naa ko du benn du ñaar bu doon lañ ma jiñ maa ko def billaahi wallaahi du ma toog ñu naan sax nit xoosu na ci wala bakkan balaa bakkan di ci rot waaye def lu leen neex ñëw ne da ngay jaay doole nit parce que rek ragal nga ko parce que adversaire politique la boobu suñu banquee suñu wax seetaan mu ñu def li ñu bëgg dafa mel ni li ñuy woote nekkul ci ñun dafa mel ni projet bi ñu wax Sénégalais ba ñu gëm ko ñoom newul ci ñun gëmuñu ko ñun kon loolu ñun ñoo ci gën a yàkkamti te nu mu gën a yéexee gën a bon parce que élection locale c'est dans 8 mois ou dans 9 mois gën saa gudd man nag nee naa leen du ma nangu ñu toog ba saa yu leen neexee nag ñu naan dañ may jaabanteloo yu demee noonu du ma ko nangul kenn parce que nag tuuti naa trop waaye kilifa laa ci réew mi jamono ji ñu ne kon on se doit respect et su respect boobu amee mooy andi li nga wax ci respect des institutions institution mbir bu abstrait la munoo ne téye naa institution sama loxo institution mooy li ñu dëppoo ñun Sénégalais yi ni nii la ñu bëgg suñu réew organiser wu kon organisation bi dañuy am ay institution mais institution bi du moom mooy jëmmal boppam ay nit a koy jëmmal su ñu ne woon créé nañu poste présidence de la république te faluñu président poste boobu amul jëmm donc su ñu falee président la poste bi doog a am jëmm président boobu mooy jëmmal institution am ci moom taxawaayam ci nekkinam ci doxalinam bu dee moom doxalinam rafetul nekkinam rafetul institution boobu du am jëmm bi mu war a am ci askan wi kon ñun du ñu respecter institution lu dul ki incarner institution bi moom ci boppam ku respectable la mais su dee ku du ko respectable duñ ko respecter moo tax suñu buggee def seen yëfu tappale yi ay slogan yoo xam ne ñun ñëpp def nañu droit force restera à la loi force reste au peuple d'abord parce que la loi c'est le peuple la loi est votée au nom du peuple voilà respect des institutions te yow respecté woo institutions yi Macky Sall dafa respecté institutions yi Macky Sall suba ngoon jot mi ngi jalgati institutions yi teg loxoom ci institutions yépp xoolal assemblée nationale rek tey lii institution la assemblée nationale yoo xam ne ay député danaan Macky lu mu ñu wax ñu voté ñu voté suñu yoon new ci li ca des loolu mooy respecter des institutions donc soo respecté wul ki incarne institution parce que il n'est pas respectable mënoo respecter institution boobu l'institution on lui donne un contenu ba tax tey institution judiciaire nekk na ci ay jafe-jafe c'est pas les magistrats qui sont en cause wallahi li ëpp ci magistrats yi ñu mel nii lañu man mii gëm naa ne ñoo ma gën a jub ñoo ma gën a dëggu waaye dafa fekk xam nga tubaab dafa ne le poisson pourri par la tête mooy jën ci yuur bi caaxooñ bi xam nga caaxooñ xam naa ne yow yàggoo ma caat waas yéen xamu leen waas waa Kajoor ngeen jën ci caaxooñ bi lay caaxooñ bay njëkk a nëb leneen li doog a nëb caaxooñu Sénégal mooy présidence de la République mooy gouvernement moom bu bonee la ca des yëpp bon caaxooñ bi nag comme baaxul ñoom dañuy fexe ba fépp ci administration ak ci justice comme respecté wuñu li ñu diggante woon ak nit ñi ci indépendance de la justice ba nga xam ne président de la République waratul siéger ak ministre de la justice nga xam ne dañuy autonomiser ni ñuy tànnee magistrat yi ba pare respecter principe inamovibilité mooy juge bu ñu xas a fal waroo ko mën a jóg rek ne affecté naa ko te gis nañu temps yii benn juge boo xam ne Podor dafa def liggéeyam ñu affecté ko ba tey mi ngi Cour suprême kon comme respecté wuñu loolu te mi ngi woon seen programme tey moom président de la République comme mooy jiite conseil supérieur de la magistrature moom daanaka mooy fal tey juge bi war a remplacer Samba Sall ndem si yàlla Samba Sall moom moo koy fal daanaka
ndax suñu paree mun nañ def lu gaaw au conseil nangam, mais ñëpp xam nañu formalité la. léegi nag comme moom mooy fal loolu day seet li yées ci magistrat yi ñoo xam ne ñëpp xam nañu seen jaar-jaar ci ndëngte, ñëpp xam nañ ni dañ leen a téye suñ leen nee defal ñu def, ñu ne leen bàyyil ñu bàyyi. ñooñu newuñu fi pour appliquer la loi, ñooñu la ñuy jël jox leen yenn postes yi, procureur, premier cabinet, ceci cela, ba pare nag di leen defloo. suñu bëggoon tëj tey sa dex ne ko tëjal ñu tëj, amul lii la loi wax, amul lii waxul loi waxul lii. léegi noo bëggee ñu respecté ñooñu, noo bëggee ñu respecté ñooñu suñu jógee ne respect des institutions. waaye yàlla xam na ni bu ñu jëloon les bons magistrats, les bons hauts fonctionnaires teg leen ci place yi ñeen war a teg, léegi justice bi ne cocc, parce que ñi ci baax ñoo ëpp de, waaye on prend les graines pourries jël leen teg leen ci yenn postes yi rien que pour defloo leen. ku ñu bëgg a tëj mun ko tëj facilement. soo toogee ba gis nga xale yi ñu jàppoon bi ñu génnee dama leen recevoir ñu toog waxtaan lu yàgg, mu am ci kenn ndóoy yi daf ma wax ni non, am na ci kenn ku ma njëkk wax benn affaire, mu ne ma bi ñu doyen des juges entendre, dama ñëw di wax ak moom ba presque ay rongoñam tuuru na, ne ko man dañ maa tooñ, expliquer bi ma daanelee mu ne ma waaw man xam naa ni defu leen dara. waaw man xam naa ni defu leen dara, mais nous on veut les gros poissons. pour am les gros poissons il faut ñu jàpp les petits poissons ba pare. loolu juge dina ko wax. foog nga ni loolu mun na dalal xelu citoyen ni ñun am nañu justice bu indépendante. xam naa ni defoo dara, waaye comme say kilifa lañ soxla, il faut ñu commencer ci yéen, parce que ñooñu la ñu defoon les 23 premier jour manifestation bi ne appel à insurrection, ñu jàpp les 23 plus x boobu nag man lañ ci doon ut ba moom doyen juge mu dugalaat beneen lettre pour ñu demander waat assemblée nationale ñu yëkkati waat sama immunité parlementaire. mus ngaa gis benn député ci benn weer ñu dugal ñaari yoon demande de lever immunité parlementaire. donc pour mu munoon egsi ci man, comme xam nañ ni mbirum siif lajj na, ñu bëggoon ut yeneen. tey fi mu ne nii andi nañ appel à insurrection, andi trouble à l'ordre public et participation à une manifestation interdite. parce que objectif bi yëpp mooy nu ñuy def rek ba casier judiciaire mu am lu ñu ci bind, condamnation 6 mois sax baax na, waa ji mënatul nekk candidat. léegi nag noo bëggee ñu respecter ay institution ci condition yooyu. ba tax man amuñu benn problème ak institution yi, on respecte beaucoup les institutions, mais on ne respecte pas certains hommes et certaines femmes qui incarnent ces institutions-là en déni total de li taxoon ñu teg leen foofu. loolu moom je l'assume. waaye nag fi may daanele nee naa la plan bi dafa lajj, parce que su doxoon tey jii du ma toog fii ma ak yow di wax, maa nga woon Rëbës te nu mu tuuti ñetti at. lay woon seen yéene mooy nu ñuy def casier judiciaire. keroog ñaareelu anecdote bi ma lay wax, bi ma recevoir ñoom ba pare bi ñuy dem, ndooy boobu ma la wax bi ma defee daf ma ne gars yi keroog vendredi bi dañ maa yee fajar ñëw foofu Cap Manuel yóbbu ma benn néeg ne ma defaral robinet néeg bi dafay senn te tey la Sonko di ñëw te néeg bi la war a dugg. yaa ngi may dégg. donc préparé woon nañu seen néeg Cap Manuel ba defaraat ko, xam naa peinturaat ko sax, j'espère que peinture bi defuñu foon poson yooyu ñuy def noonu pour ne fii la Sonko war a dugg. te lépp benn objectif la woon, mooy am lu ñu dugg bind ci casier judiciaire ba Sonko dootul mën a présenté wu. may wax Macky Sall ak i ñoñam, ma wax leen ko, gannaaw yàlla mi ñu bind ñun ñëpp te di boroom dogal moom dong, gannaaw moom ak xanaa ñi ma bokkal ci parti ak ci àndandoo coalition ne investiture jot na, du ñu investir soo ko parce que gis nañ candidat bu ko gën. gannaaw ñaar yooyu gisuma ci àdduna du ma mën a tee nekk candidat bu soobee yàlla 2024. moom Macky Sall tuuti na ci trop. boo amee kenn ku dul doon candidat moomu la, ndax jeexal na 3e mandat du fi am. mais bu soobee yàlla bu dee yaakaar na ni ci justice am bii la yaakaar pour man ma bañ a nekk candidat, tarabat yadaaka comme on dit, dóor na loxoom ci ëkk, ndax mënumaa tee nekk candidat bu soobee yàlla.
am na lu ñuy wax légitimité ak légalité président de la république nga koy wax lu bari le président de la république il est légal mais pas légitime loo bëgg a wax foofu. waaw gis nañ ni loolu dafa mel ni métti na leen trop ndax keroog bi seen waa jooju ma défenseur u lan la ministre de la défense xam nu mu demee noonu. xam naa ni mënul incarner nos forces armées moom xam naa ni leneen la défenseur leneen la lu ñun ñi xam dégg naa ko muy wax ay waxu kaccaw naan way Sonko dafa bañ a reconnaître légitimité Macky Sall mais citoyen bu mu neex mu ne reconnaître ma légitimité kooku kenn mënu cee tëj nit xam nga légitimité mooy lan mooy kii ñu fal président man ci sama xol nangul naa ko ni président la wala sama xol mooy président de waaye man sama xol nanguwuma ni mat na ma président loolu ku nekk am nga sañ-sañ bi tubaab bi muy créer seeni affaire u droit ak république dafa xaj ñaar légalité ak légitimité. Légalité mooy ci yoon ci charte réew mi kii mooy président. Légitimité nag mooy xolu kenn ku ne lan nga ko mën a nangul ak lan nga ko mën a bañal kon kenn mënul ñëw ne forcément citoyen yëpp dinañ nangu ni président Macky Sall mooy seen président. Bëri na citoyen yoo xam ne ci yoon d'accord nañ ni mooy président mais reconnaître ko comme président parce que ni muy doxalee réew mi ñoom gisuñu seen bopp. kon su ma nee c'est un président illégitime dàqul ni moom mooy président légal u Sénégal ndax ci constitution moom mooy président génn nañ ci élection boo xam ne dañ koo truqué def seen victoire technique mu dem conseil constitutionnel ne mooy président mu prêter serment kon mooy président te kenn weddiwul ko ndax moo nekk palais mooy jël avion bi tukki mooy signé ci turu Sénégal kon mooy président Sénégal waaye ñun dañu ne fi mu jaar ba nekk président ni mu forcé ba nekk président condition yi mu defee élection yi benn may tànn kuy nekk candidat ku dul nekk candidat am ñoo xam ne justice nga utiliser pour éliminer leen ñeneen ñi nga jénne sa parrainage pour éliminer leen may tànn kuy nekk candidat ku dul nekk candidat ñaareel bi may tànn kuy voté ku dul voté nga am ñaata ci ay ndaw sorewul million de ci ay ndaw nga xam ni ndaw ñi kenn àndul ak yow nga bañ leen jox seen carte d'électeur ba ñooñu jotuñoo voté nga xool def sa découpage électoral nu mu la neexee jël zone yi nga xam ne jàpp nga ni say zone yu la favorable la nga gonfler ko ak ay électeurs zone yi nga xam ne jàpp nga ni baaxul ci ñun nga vider ay électeurs kooku su gañee lu mu bëgg ñu ne ko gongo bravo dañu jàpp ni élection bi jaarut yoon kon gañewut kon mérité wul nekk président moo tax ñu ne ñun du président bu légitime ci ñun loolu nag ku mu métti dina la yàgg métti parce que man dama bokk ci ñeenti candidat opposition yi bi ñu génnee ci élection bi ñeenti candidat opposition la ñu woon bi ñu génnee ci élection am na tey ku dem ànd ak moom su génnee naan daf ñuy attaqué te bi ñu defee élection bi ci gannaaw ëllëg sa la sàkku daf maa bëgg a gis ñu daje fii kër benn ci sama soutien yi muy kër Atepa man moom Boubacar Camara Atepa dama am ay seede mu ne il faut ñu yëngal réew mi il faut ñu génn manifester parce que waa ji dafa foqati ne ma nag comme yow ndaw yow la ñu àndal dañu génn manifester ma ne ko du ma génn manifester parce que xeex ba buñ ci njëlbeen ba lañ ko waroon xeex biñ leen wooyee génnu leen ñaata lañ fi manifester pour mu joxe carte électeur yi ñu sànni ñu gaz lacrymogène musoo génn kon bu ñu toogee ba tey mu def li muy def te PV yëpp say représentant signé ko sama représentant signé ko keneen ak keneen PV yi wane ni am na 58% xaw ma nga ne nañu génne xale yi man du ma wax benn xale mu génn te yow mi di wax ni nañu génne xale yi bu génn jotee doo génn mu woote de xale yi génn mu am ay xalem yu génn dem RTS ñu jàpp leen fa ñenn ñi sax defe naa xaw nañ leen sonal tuuti moom jour bi xale yi génn dafa jël otoom dem Touba demul génn de ànd ak xale yi kon kooku tey su dee bi ñu demee weesu loolu mu newaat il faut ñu gisee ñu bëri fekkee woon nañ ko ñoom Pape Diop ñoom Hadjibou Soumaré ñoom Malick Gakou
Boubacar Camara man li ma wax yëpp dafa am seede. ñu gisaat may leen xam nga lan mooy solution bi du génn di mbedd mi di xeex xam nga luy solution bi mooy ñun ñëpp nañu bañ a reconnaître légitimité am nañu boycotté ne reconnaître nañu ko légitimité am nekk na dem prêter serment nekk président dawal 5 ans mais bu ñu ko reconnaître politiquement loolu moo gën a métti parce que musul am Sénégal 2000 bi ñu ci génnee nit ñi dañoo woote félicité 2012 nit ñi dañoo woote félicité maye ko loolu moo gën a métti 2007 ñu bëri bañoon nañu félicité mais am na benn candidat bu ñëwoon deuxième dafa woote félicité mais ñu génne élection ñeenti candidat ne duñu woote duñu félicité loolu moo gën a métti ci kii jiite ñu d'accord ne loolu la ñuy def ñu dem daje signé suñu kayit Sénégal yëpp gis nañ ko tey ana ñooñu ñëpp yow noo mu ne ni reconnaître ma légitimité nit ba pare nga dem mu lay nommer di la jox ay mbir nga dem toog ba pare wëlbatiku ne da ngay attaquer ab opposant gis nga dignité mooy lépp ci nit bu jógee ci yow rek dara desul man nag position boobu ma jëloon en 2019 mars 2019 ne je ne reconnais pas sa légitimité ba keroog mandat am di jeex position boobu laa jàpp teewul il est le président légal du Sénégal la preuve keroog bi mbas mi duggee mu woote ñu consulté wu ak suñu parti yëpp gars yi ne da ngaa war a dem uyu ji dama dem uyu ji ko wax ko li ma xalaat ci mbir mi ñëwaat toog il est le président légal mais amul légitimité ci sama bët donc suñu naree dem ci làmb nga daal di dëbb sa kaani dugal sa loxo arbitre ne prip nga sànni ma kaani gi sa bët gisatuma nga daaneel ma ba pare jóg ne naa la félicité du ma ko def kon loolu ñun on garde notre constance beneen homme politique ne boo xam ne tey mun nga wax lii suba nga wax la li yow la concerné mais je dis que Macky Sall n'a pas de légitimité amu ko woon démb tey la ko gën a ñàkk ndax soo demee ba sa askan yëpp won la gannaaw li xew dafa wane ni askan yëpp won na ko gannaaw te ci Sénégal yëpp la xew nag presque 12 régions sur 14 am nañu des manifestations violentes kon kooku il n'est pas un président légitime waaye nag puisqu'il est un président légal man maa njëkk a woote ne bu kenn daaneel nguur gi nañ ko gunge ba ñetti at yi de jeex kon man légaliste la kooku kenn mënu ma ko bañal. président Ousmane Sénégal mu am loo xamante ne c'est particulier moom la ñuy wax mooy dañoo am ay kilifa diine yoo xamante ne saa yu réew mi yëngoo dina am lu ñuy taxawee ba réew mi dal nga am benn relation ak këru diine yi mën nga ñëwaat ci relation boobu. waaw këru diine yi ñu ngi doxal suñuy diggante ak ñoom ci kaw jafe-jafe yu bari nag wax moom bu jotee rek dañuy wax dëgg li mooy nit ñi dañoo dem ci këru diine yu bari wax fa lu leen neex waa ji terroriste la waa ji salafiste la waa ji diine tarixa yi lay bañ waa ji lii waa ji laa def ko sax ci jàngu bi fu ne ñu dem fa wax mu am nag ci kilifa diine ñu jàpp loolu te boobu jamono tooguñoo ak man mayuñu ma sax chance fu mu waxee xamuñu ma miinuñu ma ànd ak loolu yëpp ñun ñu continuer nekk fa ñu nekk parce que gis nga dafa am yoo xam ne ku ko mës a yëkkati ci àdduna rek sosal nañ la fenal nañ la boole nañ la ak nit ñi loolu moom ci taarix ñëpp xam nañ ko waaye dëgg mooy mujj ci lépp ñu continuer dox li ñuy dox ba jamono ji am nañ jafe-jafe yu bari ndax defe naa ki gën a am jafe-jafe léeg-léeg pour toog ak yenn kilifa diine yi man mii la ci Ousmane Sonko léeg-léeg sax mu war a seeti kilifa diine dañuy organiser pour saboter pour rek ma bañ a gisee kilifa diine gi façon organisation bu ne te dara du kenn nag ku dul nguur gi ak ñi ñuy fay ñu nekk ci biir këru diine yenn saay ñii ay bëkk néeg lañu ñii ay ak yu mel noonu waaye loolu damay jàpp ni perte sa temps la parce que ñun dañoo gëm ni dañoo nekk ci dëgg li ne suñu dënn li ñu yéene ci réew mi yàlla xam na ko man saa su ma jullee ma naan yàlla su dee lii ma ñi ñu sumb ni nekk ci bu dee am na lenn loo xam ne suñuy mbiru bopp la wala lu jariñu réew maa ngi ñaan nga soreel ma ko ma xëy rek nga fëgg sama bopp sa politique génn sama bopp ma nekk ci leneen moo tax dañ naan yàgg-yàgg dëggay mujj te dëgg gi commencé nag di feeñ ndax kilifa diine yu bari yoo xam ne demoon nañu wax leen ak yu dem ba ñenn ñi am lu ñu jàpp tey jii surtout ak li mujjee am yépp dem nañu ba gis ni ndekete lu bari li ñu leen wax ci Ousmane Sonko amul
parti bi ma bokk ñëpp a ngi ci parce que Sénégal la foog nañ ni ñi génnoon les milliers et milliers de personnes pour ne pas dire millions de personnes yi génnoon di manifester foog nañ ni ñooñu ci weer wi lañ jóge daanu suuf wala ay tchadien lañu wala ay japonais lañu ay sénégalais lañu di dëkk Sénégal bokk ci xeet wu ne bokk ci tarixa bu ne bokk ci diine gu ne bokk ci région bu ne kon nit ñi dañu delloo seen xel kilifa diine yi nag mooy chance su Sénégal chance bu rëy la ñu am te lii wane waat na ko waaye ñun dañuy ñaan yàlla système boo xam ne du ñu toog ba réew mi tàkk ba noppi kilifa diine yi doog a intervenir parce que am na loo xam ne suñ ko taxee woon peut-être bu njëkk ba sax du ñu egsi fii moo taxoon suñu programme 2019 ñu dugaloon ci ni dañu war a institutionnaliser rapport yi diggante bi entre diine gi ak nguur gi dañ ko war a institutionnaliser mooy fexe ba am benn couleur boo xam ne benn majalis boo xam ne kilifa diine yi seeni ndaw ñoo fay toog conseil économique social bi lu muy jëriñ Sénégal dara HCCT lu muy jëriñ Sénégal dara mun nañu am benn assemblée monocamérale bu am doole ñu changer ni ñuy falee député yi député doon koo xam ne day am gëdd am personnalité xam ni askan wi la fi toogal bu loolu weesoo ñu am benn assemblée boo xam ne ndawu kilifa diine ak kilifa aada yi ñoo fay nekk bu dara amee ci réew mi masalan bu ñu nee gis nañu pétrole ci réew mi ñu defar documents yi teg seen loxo luñ ci war a def ci olofal wala ci arabe français ku nekk li mu dégg ñu jox la ñoom bu ñu xoolee dem ci fañ a bokk waxtaan ak ñoom ñu ne am nañu pétrole bi mi ngi à 100 kilomètres ci suñu côte yi nee nañ quantité bi nii la toll nangam ñoom it ñu bind ne ñun suñu xalaat lii la ci xalaat boobu tënkul nguur gi du avis consultatif la du lu tënk nguur gi mais nguur gi mun na ne lii de gis naa ci ay xalaat yu rafet yoo xam suñ ko booleeg li ñu am ni ñuy saytoo suñu alal dina baax waaye bi ñu defee loolu suñu programme am na ñu demaat ci kër diine yi ne leen kii daf leen contre kii dafa bëgg a tënk kilifa diine yi ba liñ daan def ci yeneen anam dootuñu ko mun def kon suñu chance ñun te mu manqué ci réew yu bëree bëri damay ragal sax ni dafa mel ni Sénégal rek la am ci forme bi mu amee mooy ñu am ay kilifa diine yooyu nag ñun ñoo leen war a gën a dooleel ñun suñu bopp gën leen jëmmal ba nga xam ne rôle bi ñu war a jouer muy rôle régulation sociale régulation sociale nag dafay commencer ci anticipation day commencer ci suñu gisee ni lii fu mu ñu jëmee musiba la ñu teel a fagaru balaa ëllëg ñu war a fàggandiku def naa loolu lañ koy waxee ba tax ñun jàpp nañ ni en tout cas relation bi ñu am ak kilifa diine yi man relation ku may amal relation bu sincère lay doon man du ma tricher ci li may def te bëgg nguur du tax ma dem di wax lu dul dëgg wala di jël ay melokaan yu bokkul ak man parce que rek ba bëgg nguur man koo mun ci doon ak sa daraja ni mu toll su may jëflanteeg yow relation dëgg la te lu ma la wax rek xamal looloo nekk ci man relation boobu laa am ak kilifa diine yi te ñi ma ci gën a amal relation nag du ma fi tudd tur waaye nit ñi xam nañ leen yàlla xam na ni doom lañ ma def defuñu ma sax taalibe wala doom lañ ma def te relation boobu laa am ak ñoom di ñaan yàlla bàyyi lu ñu leen fi lu yàgg-yàgg di ñaan yàlla yokk leen wér-gu-yaram di ñaan yàlla yokk leen leer ak gis-gis ak xam-xam te di wax tamit ni ñun defuñu xàjj ak seen ci kilifa diine yi defuñu xàjj ak seen kilifa diine la kilifa diine yépp a baax bu dee dëppoo nañu ak li ñu woote mooy dañuy defar nit ku defar nit nag yaa ngi defar société ku defar société président de la république nga njëkk a jàppale parce que moom moo soxla war a wéeru war a sukkandiku ci ay nit yoo xam ne nitu qualité lañu kon ñun defuñu ci xàjj ak seen te ñépp lañu ubbil suñu bopp di ñaan ñépp ñu ubbil ñu seen bopp parce que ndawum réew mi lañu keneen ak keneen ak ñun benn lañu ni ñuy dalalee keneen lañu mun a dalalee ni ñuy recevoir keneen lañu war a mun a recevoir ñu toog waxtaan ñu wax leen lan mooy suñu mbébét ci réew mi loolu rek la ñuy demander ci kilifa diine yi di leen wax nag ni ñun seen ndongo rek lañu
seen taalibe lañ, seen doom lañu. saa su ñu yëkkatee seen téléphone wax ñu wala ñu ñaan ñu nañ def li ñu sant. te barki dem bi li amee bi ñu yónnee ci ñun it dañoo teggi lépp daal di jël mbir yi jébbal leen ko. loolu la ñu gis ñun ni moo war a doon relation diggante diine gi, kilifa diine yi ak ñun ñi nga xam ne dañoo nekk ci géewu politique bi. la ca des nag di leen wax ni mbir mi jeexagul, parce que sëñ Muntaxa yàlla na fi yàgg te ànd ak wér, yàlla na ko yàlla may mu mottalit ay nalam, rawatina loolu lu am solo loolu di université Touba bi. keroog bi mu yebalee ay nit, yebal ku mat ndaw nag, sëñ Bass Poroxaan, ku mat ndaw à tout point de vue. man de boobu laa koy doo gis, mais bi ma ko nee jàkk dama xam ni kii ku mat a wóolu la ci bépp fànn. bi mu waxee dañ ko ne nangul nañ la, waaye wax ji moo am solo. dafa ne sëñ bi nee na bu ñaari nit tongoo di dóorante, xeex bi métti, boo buggee atte doo jàpp loxo kenn bàyyi keneen ki continuer di dóor, da ngay jàpp seen loxo ñoom ñaar ñëpp. ñun nag boobu ba léegi ñu ngi ne tekk toog, waaye gis nañu ñoom ci xaste, ci saaga, ci tëkkuwaate la ñu nekk boobu ba léegi. ñu koy gaaral kilifa yi rek te yemale mbir mi foofu. nga nekk ci parti politique ñu naan ko Pastef, parti bi nag am na muy doxee tey jii nii gannaaw événement yi fi am ak ñu ñëwaat ci parti bi, réorganisation est-ce que jaaru ji, est-ce que amul ñeneen ñoo xamante ne tey ñoo nekk ci biir parti bi. waaw parti bi def naa mun nañu côté boobu mun nañ ci gaaw. li may njëkk a wax mooy mbégte bi ma am ci bokk ci parti bi tudd Pastef. mbégte bi ma am ci bokk ci parti bi, man waa Pastef dañ may sagal saa su ne ci anam goo xam ne dama naan ñii mënuma leen fay sagal gi ñuy sagal. Pastef dafa dépassé parti. Pastef famille la. Pastef projet la. Pastef du loo xam ne jëmmu nit moo tax mu jóg. Pastef am nañu pas-pas, waaye Pastef fa la jóge am engagement boo xam ne defe naa raar nañu gis ko ci engagement politique. kon su ma yàlla may ma jiite parti bu ni mel, saa su ne damay xëy di santaat yàlla bu baax, di ko wax militant bu nekk ak militante bu nekk, ma dellu wax la ni am naa fierté bu rëy rëy ci bokk ak yéen parti bi. te it mbir mi yéen la, du ñun, yéen la. ndax damay faral di wax ni parti bi at yu njëkk yi diggante 2014 ba 2017 ñun la woon, xeex bi ñun la woon, fexe ba parti bi ñu xam ko ñun la woon, ñun ñoo doon jot coup yi, ñun lañ doon dóor, ñun lañ doon saaga. waaye fin de 2018 ba tey ji parti bi yéen la, yéen militants yi. ma leen di wax ni am naa satisfaction bu rëy. leen wax nag ni lii ñu tabax ci diir bu gàtt te bëgg Sénégal rek tax ñu tabax ko, amul kenn ci yéen koo xam ne dañ koo jox dërëm wala dafa yaakaar dërëm bu muy jot. ngal la waaye dañu fexe bu ko dara yàq. naam parti bi mi ngi màgg ci anam goo xam ne gaw ma ni am na parti buy màggee noonu ci Sénégal wala sax ci àdduna bi. saa weekend bu ne su ma toogee xool tuuti ci réseaux sociaux yi ba gis rythme bi ñuy taxawalee cellules yi, macha allah tabarakalla, yàlla nañu yàlla continuer di jàppale. parti buy màgg nag day màgg ak i problème am, ndax ñaari nit fu ñu daje rek léeg-léeg laale am, wax ma laa nag ay milliers voire ay millions de personnes. waaye message bi ma leen di lancé mooy bu leen fàtte mukk objectif bi. problème personnel yi bu ñu dox mukk ba mu féete kaw li nga xam ne mooy objectif bi mooy soppi réew mi. objectif bi mooy appliquer suñu projet pour le Sénégal. objectif bi mooy moomaat suñu bopp, restaurer au Sénégal et aux Sénégalais leur dignité. loolu bu ñu ko fàtte mukk. donc xëccoo mun na am, c'est tout à fait normal. ñuy suñu responsabilité mooy fexe ba cadre parti bi, texte parti bi, structure parti bi, créer conditions yi nga xam ne dinañu arbitrer xëccoo yi. waaye bu xëccoo boobu dem ba ñu fàtte lii nga xam ne mooy cëslaay bi, li nga xam ne mooy farata bi mooy su doon pour ñu egg fi ñu war a dem nañ ba gis koo xam ne moo gën a matale
charte yi Ousmane Sonko dafa war a toog ne ñu jiital kooku moom mu topp ci gannaawam peut-être. kon nañu jiital le projet suñuy individualité amul solo léeg-léeg ñu am ay ñagas-ñagas waaye li ëpp ci ñagas-ñagas yi boo ko seetloo ba seetlu du parti bi du projet parti bi du projet parti bi du discours parti bi mais ay problème mu nit la diggante nit ak nit. moo tax toujours dama naan ñun ñii féete ci kaw waruñoo faiblir waruñoo yox-yoxi parce que jiite dafa métti war ngaa déglu ñëpp war ngaa may nopp ñëpp waaye waroo tam faible ba nga xam ne ku jóg rek booy ñun parti bi nii wala ñu dóor sur la table nga dellu gannaaw dafa am équilibre booy ut tout le temps boo dëgëree fii trop ñu ne ñoom dictateur lañu dañuy toog fële décider lu leen neex boo nooyee trop musiba am parce que benn nopp ngay doon te nit ki ku jóg rek mun na imposer li mu bëgg moom ci parti bi moo tax ñun dañ ci am responsabilité bu rëy waaye ma waxaat ko baamuwaat ko projet bi ñu yëkkati njëkkuñu koo yëkkati ci Sénégal njëkkuñu koo yëkkati ci Cheikh Anta ci Afrique Cheikh Anta Diop yëkkati woon na ko Mamadou Dia yëkkati woon na ko keneen ak keneen ay doyen yu extraordinaire ñenn ñaa ngi dund ba léegi ñëw ànd ak ñun di xeex ci xeex bi su ma wëlbati ko gis doyen Alla Kane 85 ans toujours derrière nous nga xam ne jaar na ci clandestinité jaar na ci prison radié nañ ko ci fonction publique ñaari yoon tey mi ngi fii ba léegi di xeex bi donc ñun njëkk ñu koo yëkkati yàlla may ñu ci nag lu mu mayul ñeneen du mérite de su amee mérite 10% la da ci des nañ ko delloo yàlla ma gëm ni musuñoo jege nii ñu jege nii tey war a mun a jot ci résultat bi ñu bëggoon ngalawaay bu ñu toog ay mbirum personnel ay mbirum individu di ko yàq loolu daal mooy message fort bi may envoyé ci parti bi wax leen sama fierté d'appartenir à ce parti sama fierté jiite parti bi su ma sañoon sax tey ji damay nekk ci position boo xam ne daanaka genre autorité morale rek lay doon bàyyi keneen nekk président parti bi pour doxal bi gën a oyof gën a yomb pour ma mun a nekk ci position boo xam ne position wu conseil recommandation orientation ak yu demee noonu lay nekk mais kontaan nañu trop ci militant ak militante Pastef yi mun naa ko tey ba guddi du ma ko doyal parce que dama ci am fierté et surtout le militant anonyme la militante anonyme mooy koo xam ne musul gis Ousmane Sonko musul gis sax Birame Souleye wala Bassirou Diomaye wala keneen wala Abbas Fall ma nga fële ci àll ba di jël alalam di jël taam di dugg ci village yi di implanter ay cellules militant boobu maa ngi lay wax jaajëf xamal ni am naa mbégte trop ci yow. ñu gis itam am na tournée yoo xamante ne ñu ngi koy wàcc ak restructuration surtout fusion mais également programme citoyen loolu tey jii lan ngeen ci nam. waaw loolu dafa am solo dama bëgg a wax waa Pastef nii gis nga lii yëpp ñuy def nii gannaaw seen objectif principal bi woon fexe ba gàllankoor Ousmane Sonko ba dootul mën a nekk candidat ci dara ak objectif secondaire mooy nu ñuy def ba tilimal deru Ousmane Sonko troisième objectif bi mooy nu ñu doon def ba décapiter parti bi wala ñu désorienter parti bi parce que dañu gis ci parti bi lu ñu musul gis Sénégal loolu nag moo leen tiital programme yi ñu doon def ñun projet yi loolu moo leen tiital te defe naa ñun rek koy def ci jamono ji bokk na ci yooyu ñu doon def defe naa maay peut-être leader politique opposition bu ëpp lu muy def tournée nationale et internationale loolu tax bëgguñu woon ma am liberté tournée yooyu nag may yégal militants yi militantes yi nañ ko reprendre fan yi bu ñu génnee ci koor gi incha allah dinañu wër fépp nag nemmeeku tour bi taxoon ñu lancé campagne levée fonds am na ku ma ne da ngeen doon lever ay fonds pour dem nemmeeku ji nit ñi waaye lii am yàq lañ ci jubloon far bu defar mooy Sénégal ak àdduna yëpp ñëw nañ leen fekk si yéen waaye teewul dinañu wër Sénégal fu ne dinañ fa dem gox-goxaan yi en tout cas fi ñu mën a dem yëpp dañ fa dem te suñu yéene mooy fu ñu dem toog fa ab diir moo xam dañuy jël échelon régional wala échelon départemental waaye suñu nee dem nañu Tamba ñu dem toog fa 20 jours yu mat sëkk saa suñu xëyee jël benn direction dem nemmeeku nit ñi waxtaan ak nit ñi dëkk bu ñu dem saafonteeg nit ñi bu soobee yàlla dinañ ko démarrer
ci diir bu soreetul muy tournée yi suñu paree Sénégal nañ ko def ci au niveau international nag diaspora bi muy diaspora africaine muy diaspora occidentale ba asiatique dinañu dem ñaareel bi nga xam ne bu am solo la te ñu bëgg koo lënkale bii pa ak tournée yi mooy nemmeeku programme vacances patriotiques xam nga dañ ko tuddee woon vacances agricoles patriotiques muy VAP ren dañ koy tuddee vacances patriotiques parce que dafa am ñetti pàcc ci biir concept global bi vacances patriotiques la ci biir ñu am ci vacances agricoles patriotiques muy mbay mi loolu am na lu ñu ci liggéey gars yi def nañu évaluation bi ba noppi de vacances agricoles yi passé macha allah nga xam ne xale yi def nañ ci loo xam ne dafa kawe suñu njort ñu leen di félicité waat parce que solo programme yi ñuy andi mooy dañoo bëgg benn type de citoyen boo xam ne ëllëg bu ñu yàlla dénkee réew mi parce que loo mën ci ba nga yorul réew mi mën ne xale yi dem leen bay rek ay milliers de xale bàyyi li ñu doon def bàyyi nawetaan bi bàyyi leen ak leen dem bay kooku bu la yàlla dénkee réew mi nga yor budget yor leen ak leneen boo leen ne dem leen bay waaye lii mooy accompagnement yi ngeen di jox xam nga dina yomb boo leen ne dañoo war a def ay infrastructure bëgg nañu ay volontaires yoo xam ne pendant les vacances dañu ñëw ñetti weer bëgg nañ tabax yoon bi jógee Tambacounda Kanel et cetera ba Podor di nga am ay volontaires yi ñëw parce que tàggatoon nga leen ci loola démb tey doog a ñëw mooy li waa ji ne balaa nga naan lan la sama réew di def pour man li nga war a xool mooy lan laay war a def man pour sama réew donc moo tax programme yi am solo donc vacances agricoles bi dafa am solo benn la ci pàcc yi ren nag ñu boole kook tournée nationale bi muy vacances agricoles bi ensuite mu am li ñuy wax vacances médicales patriotiques VMP bële VAP la bi VMP la parce que dañu am lu mat téeméer ak ñeent fukk ci ay médecins ak ay infirmiers ak yooyu ñu bokk ci parti bi ñoo defar document bu am solo ne dañoo bëgg ñoom ci même anam bi ñu wër Sénégal di def ñeenti mbir la ñu programmé gum benn bi mooy dinañ def consultation médicale gratuite rawatina nag lépp lu jëm ci dépistage ñaareel bi mooy dinañ def opération cataracte pour mag ñi ñetteel bi mooy dinañu def circoncision massive mooy xarafal xale yi dëkk yu bëri dañuy am problème yooyu suñ ñëwee gratuitement suñ ñëwee ci benn dëkk dajale xale yi ñi fa mat jong ñëpp ñi fa mat xaraf ñëpp ñu jëndal leen yëre njulli et cetera xarafal leen te duñu fay dara faj leen ñeenteel bi mooy don de médicament mooy maye ay garab parce que lu mel na ni lu yomb ci ñun tey soo feebaroon dem léegi ci pharmacie bi jënd sa paracétamol wala lii donte cher na mais am na ay bërëb yoo xam ne dañ dul gis sax pharmacie bu ñu mën a jëndee garab donc loolu muy deuxième pàcc bi ci vacances patriotiques yi ñetteel pàcc bi nag mooy VCP vacances citoyennes patriotiques loolu lépp lu jëm ci jëmbat ay garab mooy reboisement ak lépp lu jëm ci activité sportive yi yëngal yaram organiser ko loolu nag bu mag ñi foog ni xale yi kese la ñëpp la ku nekk nag li nga mën waaye dinañ ko organiser ak lépp li jëm ci dem ci koñ yeeg ci dëkk yi place publique yi nga xam ne léeg-léeg dina xaw a salte ñu nettoyer ko ba mu set ak bërëbu jullikaay yi moo xam église moo xam jàkka wala école yi su école di waaj a ubbi daaw gis nga lu am solo ci gars yi doon def école yu bëri ak sëg yi cimetières yi patriotes yi ñoo demoon di ko bay di génne ñax beeg ñoom seen loolu mooy troisième volet bi boobu dinañ ko lancer moom it maa ngi koy déclarer tout de suite ñu xam ni lancé naa ko tey jii parce que lu mel noonu doo toog daaw le 6 juin defe naa laa lancé vacances patriotiques yi boobu yenn côté yi foo jëmee Casamance ba Tamba commencé woon na taw waaye ñu uyu bu kawee suñu njot ren nag dañ koy teel a lancé dajale lu ñu mën a dajale ci koppar dajale lu ñu mën a dajale ci ay semences ak ay yu mel noonu pour jàppale gone yi nga xam ne bëgg nañu liggéey bëgg nañu trop bay ñu mën leen jàppale donc ñu ngi koy lancé tey ñetteel bi mooy wax nga ni lu jëm ci non balaa fusion bi wax nga li jëm ci koppar gi muy lu am solo bokk na ci li leen gën a tiital ñoom bi ñu lancé nemmeeku tour bi ci benn fan
daanaka téeméeri million ak ñaar fukk ak juróom génn ci boobu la ñu gëj a nelaw nag seen waajooju nga xam ne xamoo li ma wax prématuré politique ñu jël ko jox ko ministère de l'intérieur nga xam ne xamul sax lu mbir mi di kii ñëw taxaw di ñu tëkku naan day tas parti bi moom tuuti na trop ci tas parti bi loolu dinañ ko wéyal bu soobee yàlla ci lu néew yañ lancé deuxième phase u nemmeeku kii bi nemmeeku tour bi parce que kenn mënuñoo tere ñu dajale koppar goo xam ne sénégalais yi gis nga ki nekk Finlande ak ki nekk pôle Nord ak ki nekk Ndakaaru gi ñoom ñëpp sénégalais kenn ëpp sa morom droit la preuve kenn ku nekk ñoom am na droit voter loi 81 bi ak li ko yeesal 89 ñun dañu ko gën a jàng ñun la ñu tere mooy waa bitim réew su ñu nee bitim réew mooy koo xam ne du sénégalais ku dul sénégalais nekk bitim réew jox la xaalis wala ku nekk biir réew mi te du sénégalais jox la xaalis loolu loi bi araamal na ko mais képp kuy sénégalais am carte d'identité sénégalais am nga droit contribuer ñun nag ñun ñu bëgg lu leer yaa xay ba tax ñu ne du ñu jël xaalisu lobby ñun kenn newul suñu gannaaw amul kenn ku ñuy jox xaalis moo tax ñu nekk ci jafe-jafe ñu ne du ñu jël xaalisu lobby du ñu nangu kenn koo xam ne say mbir leerul di ñu jox xaalis lobby yi nag xam nga leen ay lobby ak homme d'affaires la yu bitim réew la wax ay lobby franc-maçon la ay lobby lu ma bañ a tudd la ay yu mel noonu ñooñu suñu bëggoon ñun ay milliards dañ koy nangu dañuy ñëw ne la léegi ñu jox la xaalis bu bëri waaye soo faloo il faut nga jox ma sa pétrole il faut nga jox ma sa port bi et cetera li tax ñenn ñi bu ñu faloo jël ay nit joxaat leen port bi dàq ay sénégalais jox leen port bi ñu ne nag ñun dañoo bëgg a garder suñu indépendance ba keroog bu ñuy dénk réew mi kenn duñu tënk kenn duñu jeng ci dara ñu mën a doxal dañu bëgg a doxale ñu ne kon ñun yaakaar nañu du dul ci sénégalais yi gëm xeex bi ci ñoom la ñu yaakaar ñoom ñuy dajale xaalis bu dul jeex ci lu lëndëm loo xam ne keroog rek nee nañu seen benn meeting bi ñu def Fuuta rek 80 millions lañ fa def fan la xaalis boobu jógee keesu réew mi rek ñun ñu ne laaluñu keesu réew mi te kenn duñu ngemb koo xam ne say mbir leerul sénégalais yi ne ñoo joxe suñu dërëm nga ne loolu du fi amee ñu ngi leen di waatal ni dinañu def nemmeeku tuur defaat nemmeeku tuur defaat nemmeeku tuur te bii pas sax ñaan nañu yàlla am ci 500 millions wala 1 milliard ci loo xam ne sénégalais yi ñoo koy joxe su dee loolu rek moo leen tere nelaw defe naa ci insomnie la ñuy dëkk mu des nag léegi li jëm ci defaraat parti bi restructuration loolu ñu ngi ci it wax nga léegi fusion am na lu mat fukk ak ñeent defe naa ci ay organisation politique ak citoyen yoo xam ne dañoo ñëwoon ne dañoo bëgg a bokk ak ñun léegi parti bi ñu ngi ciy liggéey ci depuis lu yàgg a yàgg léegi bu soobee yàlla ñu pare ko ñaareel bi mooy dem nañu ba gis ni texte parti bi peut-être bañ koy defar amuñu woon expérience politique parce que ñun kenn mësuloon politique ci ñun ñi ñëpp mais dem nañ ba gis ni texte yi dafa xat il faut ñu yaatal ko ñu def comité bu liggéey bindaat ko pour ñu yaatal ko xoolal bureau politique bi rek parti bu toll ni Pastef bureau politique bi defe naa su bëree ba bëri 15 personnes la loolu mënul ne dañ koy yaatal ba bureau politique bi peut-être dina nekk 45 personnes ou 60 personnes ñu jël liggéey bi tasaare ko ba lu benn mbagg doon yenu peut-être boo ko tasaaree ci ñeenti mbagg wala juróom mbagg mu gën a oyof ci kenn ku ne yooyu ñu ngi ciy liggéey defe naa daanaka pare na presque donc ñu ngi ci loolu léeg-léeg nag nga dégg nit ñi ne congrès ma leen di wax ni congrès bi ñun ñoo ko gën a yàkkamti amaana sax bëri na ñoo xam ne tey bu ñu demoon congrès duñu présenté wu waat waaye congrès du lu ñuy décréter du ci réseaux sociaux yi ngay toog nañ def congrès te congrès bi it du ñu nangu parce que léeg-léeg da ngay jàpp day mel ni sax ñenn ñi dañ leen yebal dafa am ñu ne seen gannaaw parce que lu yàq la ñuy ut luy defar congrès lu ñuy préparer la ba mu ñor parce que ci texte parti bi congrès yi du ñun ñoo koy organiser congrès yi base bi moo koy organiser dañu ne commune bu nekk tey Sénégal 555 communes la plus diaspora bi dañ ko découper en luy équivalent su commune il faut d'abord ñu structurer communes yi moo tax bi ñu jógee ci élection présidentielle ñu defar ay carte de membre séddale ko ne gars yi dem leen ngeen structurer communes yi bu ñu amee 75% ci communes yi sax yoo xam ne jaay nañu carte de membre yi taxawal nañu cellules yu doy dem nañu def seen élection
ba élire seen bureau 75% sax bu ñu ko amee mun nañ dem congrès parce que congrès bi c'est commune bu nekk de mooy envoyé 2 congressistes su dee 555 communes yu biir dëkk bi ça te fait 1110 defe naa congressistes plus ñuy jóge ba diaspora bi ñooñ ñooy ñëw daje def congrès bi ci ñaari fan wala ci ñetti fan ñoom ñooy valider texte parti bi ñoom ñooy bind résolution yi ñoom ñooy fal poste yi nga xam ne dañ leen war a fal ci congrès bi donc ci processus boobu la ñu nekk nit ñaa ngi liggéey temps yi nag gis naa xawoon na yéex trop nag waaye depuis affaire bi am ba léegi gis naa cellules yi ak sections yi ni ñu koy taxawalee am nañ yaakaar ni ci diir bu gàtt bu gars yi gënee sori ci loolu incha allah dinañu dëgmal congrès bi xam ni it congrès xaalis a koy def tuuti parce que da ngay dajale nit ñu bëri ci ay fan il faut nga loger leen il faut ak yu mel noonu loolu yëpp am na ay équipes yoo xam ne dinañ ci liggéey pour ñu mën a dem ci congrès ci anam gu gën ci parti bi dem congrès pour dem congrès amul benn njëriñ am na ñu naan congrès mooy doxal parti déedéet congrès bokk na ci liy doxal parti chaque jour nga dégg ni tel parti def na congrès léeg-léeg Sénégal yi sax duñu yëg ni def na parti te parti yooyu doxul kenn xamu leen am na parti yoo xam ne demaguñu congrès te ñu ngi dox bu baax en tout cas Pastef moom mi ngi dox ñu ngi sant yàlla kon dinañ dem ci congrès bi saa yu mbir yëpp pare li waas bi war a def ko ñun li ñu war a def daanaka pare na dinañu woote congrès bu mag boo xam ne yaakaar naa ni sax ce sera l'occasion de faire pour ouverture bi wala pour clôture bi un grand rassemblement boo xam ne ñaan yàlla rassembler 500 000 personnes mu doon benn méga meeting boo xam ne dinañu wanewaat un peu suñu doole loolu it ñu ngi ciy liggéey incha allah. mu am nag mbir mu am solo gannaaw tournée bi yëpp congrès yi muy wàllum kaaraange parti mais rawatina kilifay parti te buñ koy wax dina jëm ci yow wàllum kaaraange gi nañ ko ngeen koy dundee ak ba xam yéen a ngi koy bàyyi xel bu baax a baax a baax. waaw kaaraange gi moom ñu ngi ciy góorgóorlu lii xew ni yëpp am na lu bari lu mu gën a yee ci ñun kaaraange dëgg nag yàlla rek a ko yor rawatina nag bu dee ñi ngay jàmmaa lool jumtuwaay yi ñu am yoroo ko ndax kenn mënul ne dinaa dirante mbagg ci wàllu kaaraange ak koo xam ne dafa yor jumtuwaayu nguur waaye ñu ngi ci def suñu kéem kattan du loo xam ne nag da nga koy détaillé fii ndax kaaraange moom bu nee fang ci mbedd mi rek dootul kaaraange waaye ñu ngi ciy góorgóorlu bu baax sénégalais yi di ci jàpp bu baax it di wax ni ñun amuñu lu ñu ragal gannaaw yàlla amul man de personnellement amul jëmm juy dund ci àdduna di nooy ngelaw gi may nooy ngelaw yàlla gi ma ragal la man amul ndax ragal yab yàlla la ragal sa morom bindeef nit sooy ragal da ngay ragal sa borom waaye ragal nit ci yab yàlla la bokk ba tax it tey su ragal di am defe naa du ci ñun la war a jóge waaye ci beneen camp bi la te li ñuy def yëpp wane na ni fi mu ne nii dañoo ragal ànd ak loolu nag ragal gu yor nguur moo gën a dangereux ci àdduna ab buqat bu yor nguur yor ay pexe nguur moo gën a dangereux ci àdduna moo tax ñi ngi renforcer ci wax fànn woowu it lépp loo xam ne dafay jëm ci kaaraange et bépp xeetu kaaraange nag ndax kaaraange yéen da ngeen koy gis rek ci ay garde corps ak nangam kaaraange weesu na loolu ñu ngi ciy góorgóorlu di ci liggéey ak ñoo xam ne seen xam-xam ci loolu la màcc di ci def lu bëree bëri loo xam ne jàpp nañ ni suñ ci boolee ndimbalu yàlla dina mun a am lu bëri lu muy waaye nag di wax gars yi nii réew mii ku yaakaar ni am nga fi doole gu tax nga war a mun a song nit ñi di duma nit ñi di gaañ nit ñi da ngay nax sa bopp te li xew rek wane na ko moo tax menaces yi wax naa léegi ndaw soosu di bokk ci Fouta Tampi xam nga li tubaab di wax lâcheté menaces yi nañ ko bàyyi parce que mënaluñu kenn dara te li ñu yaakaar mooy force de l'ordre yi mooy alkaati yeeg gendarme yeeg policiers yeeg ñoom seen ñooñu ñun ñëpp lañ fi nekkaluñu leen fi ñooñu duñu force de l'ordre APR de force de l'ordre askan wi la te xam nañ ko ñoom damay faral di wax ni gis nga police ak gendarmerie bu wattu woon tuuti rek bàyyi ñu ak ñoom kese ñetti waxtu ñu dellu si waat defe naa kenn du leen fi fekk ñoom ndax ñoo leen ëppi ndaw fuuf ñoo leen ëpp xadar amul loo xam ne tey su doon jaay doole rek ñoom mën nañu ko jaay yaakaaruñu lu dul nag làqu ci gannaaw balaa may dee ñu naan force reste à la loi te xamuñu sax lu muy tekki may wax ni force de l'ordre yooyu ñun ñëpp lañ fi nekkal te xam nañ ni
sama dërëm ak sa dërëm ak dërëm keneen ñoo leen di fay pour suñu kaaraange donc am na loo xam suñu leen ko bëggee def loo it duñ ko nangu lii ñuy def nag ba di dem jël ay sambambo yi loolu peut-être ku la bett mën la waaye loolu dina dañ ci Sénégal bu soobee yàlla parce que kenn du nangu man duma koo xam ne dama di koo xam ne dañ la naan suñ la pesee ci lex bi lexu càmmoñ joxeel ca lexu ndeyjoor ñu pesaat déedéet loolu dina jeex ci Sénégal te foofu laa ci yem. ñoo ngi jëm ci ay échéance électorale boo ko waxee nag muy jëm ci wàllum vote parce que parti politique bu mënti doon itam bokk ci ay élection bokk ci li nga xamante ne moo la tax a jóg ñoo ngi jëm ci wàllum inscription surveillance élection yi respect calendrier bi loolu tey ci bu gàtt rek est-ce que mën nga cee ñëwaat. waaw loolu poñ bu am solo la muy poñ bu may permettre ma wax ak ndaw ñi man ndaw ñi dama am cofeel gu rëy ci ñoom wallaahi ak koor gi ñu ne du démagogie waxuma ko pour parce que dama yaakaar ci ñoom pour ñu woteel moo lay demee noonu mais dama di ndaw ba léegi sax peut-être ñun ñu ngi ci tranche supérieure ndaw ñi léegi waaye ay ndaw lañu. yaa ngi commencé màgget ñoo la gën a féete xale. waaw gis naa ni am naa barki démb seetu bi gis naa benn bijaaw fii kon maa ngi commencé nekk mag nag waaye dañoo am cofeel ak ñeewante trop ci ndaw ñi ndaw ñi jàmbaar lañu macha allah ndaw ñu baax lañu am ndaw ñu bëgg seen bopp ndaw ñu bëgg tekki parce que kiy jël gaal mu leer ko ni boo moytul bakkanam dina ko bàyyi ci géej gi kooku ku am jom la ku am fulla la encouragé wuñ ci benn ndaw nag pour ñun waruñu koo def waaye loolu dafay wane fulla gi ndawu Sénégal am ki jël désert bi xam ni mun nañ ko jàpp Libi def ko jàmm wala mu dem ba ci digg désert bi amatul ndox amatul lu mu lekk mu ba bàyyi fa bakkanam kooku bëgg a tekki ak bëgg a jàppale ndeyam ak baayam kooku wax dëgg yàlla ko am fulla la donc ndaw ñooñu richesse la c'est-à-dire ñun suñu première richesse du pétrole beeg gaz bi de du or bi du zircon bi ñun ñaari richesse lañu am bu ci njëkk mooy jàmm ndax jàmm ci la lépp xaj comme on dit ñaareel richesse bi ñu am mooy suñu ndaw ñi dafa war a doon notre première richesse malheureusement ñoom dañ koo def mu doon benn boulet pour ñoom ndaw ñi mooy seen problème ndaw ñooñu nag laay lancer un message mooy xam nañ ni gëm ngeen suñu projet xam nañ ni am ngeen kóolute ci ñun xam nañ ni comprendre ngeen liñ leen di wax te tëbu leen rek ñëw bokk ci mbir mi wala ànd ak ñun toog ngeen di ñu observer lu yàgg ndax su doon ànd ngeen ak ñun depuis début ba kon 2017 duñ doon am 37 000 voix élection législative su doon même élection présidentielle meloon ngeen nii ci ñun kon du ñu am 600 000 et quelques voix kon da ngeen toog di ñu seetlu di settantal di ràññee ñu bëri ci yéen sax gëmu leen ñu woon wala amoon ngeen dut waaye di dem di gis ni lu ñu leen mës a wax rek teg doom ngeen ba teg ci seen bët ngeen ñëw dugg ci projet bi ñëw leen pour Ousmane Sonko ma wax leen nag ni li des pour ñu yegg fi ñu bëgg a jëm lu toll nii la te nag yéene ci ëppale ndax seen avenir la yàlla nag moo xam moom rek a xam kañ lay jël bakkan waaye soo jëlee ku am 80 ans aujourd'hui nga jël koo xam ne mi ngi am 18 ans suñuy yaakaar dundaat lu yàgg Sénégal xanaa ki am 18 ans lañu gën a yaakaar ni peut-être mën na dundaat 70 ans wala 80 ans waaye duñ ki am 80 peut-être su gën saa gudd yaakaar nañ ni peut-être su guddee fan ba gudd fan mën na am 100 ans 120 ans yàlla xam te it bu demee ba âge yooyu amatul lu muy bëgg ci àdduna waaye yow ndaw mi yow lañu yaakaar ni dese na lu bari ci fii ci àdduna te dina ko ñaanal yaakaar it ni la la fi dese day ànd ak ay bëgg-bëgg bëgg nga tekki bëgg nga dund ci lu teey bëgg nga am sa kër bëgg nga samp sa kër bëgg nga jàppale say waajur bëgg nga am say oto nangam kon loolu nee naa la des pour ñu mën a jëlaat suñu réew parce que moomu ñu réew mi de ñun ay doxandeem lañ suñu biir réew waaye li des pour ñu mën a jëlaat suñu réew moom ko defar ko nag ba sénégalais bu ne gis ci boppam lu néew la waaye pour ñu mottali ko yow ndaw mi laay waxal d'abord bu dee gëm nga projet bi ba mu jaraloon la bi nga sentiré ni ñu ngi bëgg a faagagal projet bi nga génn jàmmarloog alkaati jàmmarloog samba boy
ba ay bakkan di ci rot ñenn ñi gaañu ci tey am na ku ci ñàkk bëtam tey am na ku ci ñàkk loxoom tey am na ku ci ñàkk tànkam li tubaab naan qui peut le plus peut le moins su dee loolu jaral na la ko dem taxaw fu ñuy bindoo pour am carte électeur war na laa gën a mun a yomb yow ndaw mi. donc ci diir bu gàtt dinañ ubbi inscription ci liste électorale yi ngir yàlla ndaw ñi bu ci kenn des nag dem leen bindu yéen ñëpp dem leen bindu. dinañu taxawal ci commune yëpp nag ak ci quartier yu bëri dinañ taxawal ay comité yoo xam ne dañ leen di jàppale wax leen ban kay